yow mi jàkkaarloog télé bii di Kifna TV abonnel te daal di partager suñu vidéo daal di koy aimer Kifna TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkul Kifna TV Sénégal. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم الفاتحة jërëjëf Hadj Omar yal na yàlla wattu la te ni nga wattoo téereem bi te sàmm sa baat mbokk yi ñu ngi leen di wax rek beneen yoon ne ñu ngi leen di tatagal fii ci salle bi ci deuxième journée ak dernière journée bi nga xam ne mooy journée clôture symposium mu Medina Baye leen wax ne rek ki présider jotaay bi mooy suñu mbokk suñu mag Cheikh Babacar Niass xam naa damay def rek jébal ko kàddu gi mu dugg ci jotaay bi moom ak mi ngi feggoog docteur Moustapha Sarr mi nga xam ne mooy modérateur yi jotaay bi. al-mustaqim sirata alladina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر بعد chers frères, chers condisciples, éminents chercheurs et professeurs universitaires, chers panélistes, nous sommes très heureux de nous retrouver ici. Tout d'abord, nous tenons à vous adresser toutes nos salutations les plus chaleureuses en termes d'islam, vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis hier, nous nous réunissons ici pour essayer de nous pencher sur le mouvement de ce grand prédicateur islamique qui est Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, par son outil qu'il utilisait comme moyen, comme cheval de bataille pour diffuser ses enseignements, les enseignements islamiques de la Tijaniya, disons donc de la Faïda Tijaniya. Et si nous avons cherché à nous choisir comme thème général la Faïda Tijaniya, ses inspirations et ses aspirations, cela nous permet de passer un peu en revue les enseignements de fond en comble, les enseignements aussi bien sur le plan spirituel, en parlant d'inspiration, mais aussi sur le plan temporel, en pensant aux aspirations de ce mouvement de la Faïda Tijaniya. Depuis hier, je disais donc que d'éminents panélistes se sont passés ici pour essayer de nous entretenir sur les véritables enseignements de Mawlana Cheikh al-Islam Hadj Ibrahim, fondateur de ce mouvement qui aujourd'hui est devenu sans conteste un mouvement universel. On parle de transnational en pensant au brillant ouvrage de notre frère Hadj Abdullah Diagne, le professeur, mais c'est aussi ce symposium vise à être utilisé comme un outil pour nous permettre de démontrer sur un niveau beaucoup plus scientifique les aspirations et surtout
Donc si nous nous sommes réunis ici, c'est pour dire que ce symposium vise à servir comme outil de réflexion sur le rôle et la mission dévolue par Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu à sa communauté. Mais il est également question, à travers ces assises et à travers ces brillantes interventions que nous avons eues depuis hier et aujourd'hui avec ce beau panel composé d'une d'éminents, je l'ai dit tout à l'heure, universitaires, de chercheurs et de professeurs, nous aspirons à avoir une très belle présentation aujourd'hui. En tout cas, nous n'allons pas nous allons trop longuement sur cet aspect en passant la parole au modérateur qui va tour à tour nous présenter les différents thèmes que nous aurons à aborder aujourd'hui par d'éminents chercheurs qui sont composés de toutes les nationalités différentes, des universitaires et des chercheurs. Donc nous les remercions encore une fois de nous avoir accordé de leur temps si précieux et si chargé pour nous entretenir aujourd'hui. Donc cette deuxième session est consacrée essentiellement sur les langues étrangères. Disons donc en français, nous aurons des exposés en français, en anglais et pourquoi pas aussi en wolof. kon ñu wax rek ci gàttal ne gannaaw bu nuyoo kilifa yi fi teew ak professeur universitaire yi borom xam-xam yu mag yi nga xam ne ñoo wër tey table ji war ñoo baaxee ci seen xam-xam ci li nga xam ne moo tax a jóg oote Mawlana Cheikh Ibrahim bii nga xam ne tey daj na àdduna yépp ci fépp foo tourné ci les différents continents yaa ngi fa gis mbooloo moo xam ne ci communauté de la fayda tijaaniya lañ bokk. tey nag bu ñu waxee ne dañuy waxtaanee li nga xam ne moom la fayda bi làmbo moom la ëmb ci ay mboot ci ay xalaat ak luy defar biiru nit ki maanaam spirituellement maanaam jokkoom ak borom bi waaye lu koy taxa tamit jëm ca kanam ak ca àdduna bi ndax Mawlana Cheikh Ibrahim ku nekk xam na ne ooteem bi moom umma la noon waxat nim ko indee ci ay waxam wal ummatu qasdi fihimu an asuqahum ila hadrati lbarri rahimi ilahina fa taalamu hal min xalqi ahna alayhim min niwada dahra wal ba'iru ni kama dana kon nag bu fekkee ne loolu la am ñu bëgg a wanewaat beneen niveau beneen dimension boo xam ne bi nii dafay méngoo ak taxawaay ak maqaame Mawlana Cheikh Ibrahim ak ooteem bi nga xam ne lépp ci xam-xam la nekkoon moo nekkoon fondement kon dañuy gis ne lu mel mën a nekk ak dëkk ak moromam mbokkum jullit di jëflanteeg ñoom mu nekk kooku mën a nekk un homme équilibré comme ni ñu ko mën a waxee donc muy le temporel et le spirituel kon daal foofu la ñuy gàttal di gërëm ni ma ko waxee sànq ci kalaamay tubaab di gërëm professeurs yi ak universitaires yi nga xam ne ñoom ñooy panélistes yi tey ñuy nekk ay borom xam-xam yu mag yu jógee ci gox yu fasantikoo pour wax ak àdduna bi xamal leen li nga xam ne nii tey moom lañ bëgg a wane koo génneel jox ko àdduna bi ñu ñëpp xam ne oote Mawlana Cheikh Ibrahim tey daj na àdduna lépp ñu ngi yemale foofu di gërëm di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. De l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le thème est intitulé donc l'école soufie de Cheikh Ibrahim Niass. Ensuite, le professeur Bamba Guissé et Saïd Aliou Diop nous parleront du fonds de Medina Baye, un organe d'appui et de financement des grands projets de la Fayda Ibrahimia. Ensuite, il y aura une petite pause avec un récital de poèmes qui sera fait par Saïda Madjamb Cheikh Seyd Arabi Niass. Elle aura 7 minutes. Des ouvrages seront par la suite présentés, des ouvrages qui ont été rédigés donc par des universitaires, des talibés de la Fayda. Le premier, c'est le renouveau islamique et mobilité transnationale en Afrique subsaharienne par le docteur Cheikh Abdoulaye Niang, et chercheur à l'IFAN, à l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop. Le deuxième ouvrage, c'est celui du docteur Mbaye Diouf,
qui est un docteur en biologie animale, je pense, et qui vient d'écrire un ouvrage intitulé Merveilles de la Faïda et fin des illusions. C'est un ouvrage qui a été préfacé par le calife Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass. Il y aura également une petite intervention en suédois par M. Ferdos Suleiman. Le 5e thème est intitulé Falling in Love with the Beloved American Muslim Woman, Journalist to Tariqa Tijaniya par Dr Jamila Karima. Le 6e, l'importance du travail dans la pensée du Cheikh, un exemple pratique dans le projet TOL, par professeur Alioune Badara Diop de l'UCAD. Le 7e thème, A Study of Cheikh Ibrahim's Pistol, The Tristation of Religion by Dr Abdul Latif Finch des États-Unis d'Amérique. Et enfin, la dernière communication sera faite par les talibés qui sont venus d'Italie. Simon Said Nardel Italia, The Concept of Tarbiyah as Founded in the Major Work of Cheikh Ibrahim Niass, Kashiful Albas or Removal of Confusion. Voilà donc le programme qu'on aura à dérouler au cours de... Donc sans tarder, on peut passer à la première conférence par Zoom. Left-hand side by Dr. Jamila Karim. She's an award-winning author, speaker, and blogger. She specializes in race, gender, and Islam in America. Dr. Jamila is the author of Women of the Nation, Between Black Protests and Sunni Islam, with Dawn Mary Gibson, an American Muslim women negotiating race, class, and gender within the Ummah, which was awarded the 2008 Book Award in Social Sciences by the Association of Asian and American Studies. She is a former associate professor in the Department of Religious Studies at Spelman College. She holds a BSc in Electrical Engineering and a PhD in Islamic Studies from Duke University. We have also Sidi Mustafa Briggs, that you all know. He is a graduate of Arabic and International Relations from University of Westminster, whose dissertation focused on Arabic literature and literacy in West Africa. He started an MA in translation at SOAS, University of London, with a specialization in Arabic and Islamic texts before going on to Al-Azhar University in Cairo, Egypt. We also have with us tonight Imam Abdul Latif Finch, Dr. Abdul Latif Finch. He began his Islamic studies at Zaytuna Seminary in California, now Zaytuna College. He has an interest in philosophy and earned a PhD at Exeter University, focused on Islamic philosophy. He continues to draw to both Western and Islamic sources for his intellectual pursuits. He is currently working on a book project based on his dissertation work. Dr. Finch is passionate about helping Muslims in the West navigate the intellectual and psychological legacy they have inherited and facilitating an approach to the Islamic spiritual sciences in a manner that will be most appropriate for people living in Western countries. We also have Said Simone Dario Nardella, who is an Italian national who graduated at SOAS, I think it's School of Arabic and Oriental Studies in London. We know very well that institute because our Imam, our late Imam and beloved brother and Master Sheikh Hassan Sisi, he graduated from that institute. After Dr. Said Simone further his studies in Turkey, at the University Fatih Sultan in Istanbul. We also have Sayyida Ferdaus Suleiman, who was born in Riyadh, Saudi Arabia, and raised in Gothenburg, Sweden. She obtained a BA in Financial Services from London Metropolitan University, and she currently resides in Birmingham, United Kingdom. I also have our brother, Sayyid Haj Abdullahi, Sheikh Haj Abdullahi Nyang, Dr. Haj Abdullah, who is now at the Institute of Black African Studies in Dakar. He graduated from Toulouse University
He has done a PhD on Sheikh Ibrahim and about the international ties of the community of the Faida. And the past week, he published a book on Sheikh Ibrahim and the transnational ties of the Faida. The book is here with us tonight for all those who want to purchase it. I think in summary, those are the great people who are going to be addressing various issues tonight. We are waiting for Professor Joseph here. I think, yes, to save time, we're going to hand over the microphone to another panelist, waiting for Joseph Hill to be with us. And who was the founder of the Tariqa Tijaniya movement that his father, Haji Abdullah Yas, belonged to and was a Khalifa in, and who Sheikh Ibrahim Yas himself became a Khalifa in and spread the Tariqa Tijaniya across the world. The third collection of poems is Jallas, which is a collection of poems in praise of people in his life, influential people in his life who had passed away. Most of the poems are for his father. We also have a poem for Abdullah al-Hajj, who was one of his Mauritanian mentors and the father of his Khalifa, one of his Khalifas, Muhammad al-Mishri, and many other poems in there that shows that Sheikh Ibrahim had respect for those people who taught him and helped him to achieve the status that he achieved. And then we go into later poems such as the Dawawin al-Sindh, a collection of his poetry in praise of the Prophet, which today, currently, after the Quran, and classical collections such as the Ishmaeliya al-Fazati and Dalal al-Khairat are the most recited poems, Islamic poems in Africa, or poems in Africa, and possibly even in the world. And then his final collection of poetry is Sayr al-Qalb, which is an amazing testament to the fact that he achieved everything that he wanted to achieve. And so if you follow his poetry, the words that he said, that the poems were Thamratul Awqat Hayat, the fruits of all of the times of his life, we see that actualized in the fact that he begins with the spirit, Ruh al-Adab, and he ends with Sayr al-Qalb, which is the journey of the heart. And we know as a human being, you start as your Ruh, and then you have your Jism, and then everything ends in the Qalb. الثاني
وزادي في غرامي ورماني لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنني قبل البرايا حبه شهور منامي وهو أكلي وشرابي وهو ديني ودوامي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكفاني طاحبا لست أدري من كلامي لست أخشى كيد هذا إن ولا جور الزمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله فمكاني في زماني وزماني في مكاني ومكاني في زماني وزماني في مكاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله وآل وصحاب صاروا وصل الغواني وآل وصحاب صاروا وصل الغواني إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا صراط الأقوال آلنا صراط المستقيم وعلى آله حق كتلبية تواصل العرب من طرف منتهى الدنيا إلى عربها لبيت تلبية من واصل العرب من طرف منتهى الدنيا إلى عرب فرحمت فيها وذاك للإله فما العبد من مدخل عبد الأمر العرب الحمد فيها وذاك للإله فما العبد من مدخل الأمر العرب أولا آخرا ويا باطنا عن مريدي كلا لا غير حتى في قرب المكة تنتابي وراتي فيا عجبا بالباطن والله الاسماء والاوصاف والكون جملة حقيقة عين العين والله قادر الاسماء والاوصاف والكون جملة الله أكبر لا لا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.
ay ca salaamaaleykum mbokki xarit yi ñu ngi leen di siyaar fu ngeen mënti nekk dalee nag jàmm ci Medina Baye sant bi nag ñu ngi nekk ci wàccaayu li nga xam ne moo di gàmm guddeeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom ibnu Abdullah ibnu Abdul Mutalib ibnu Hasim wa Hasim min Qurayshi wa xaatumu anbiyaa wa afdalu alayhi salaatu wa salaam moom borom mbaxana yu wurs bi moom borom Safa ak Marwa moom borom Màkk ki nga xam ne nee naa ku ñu bind moo tax ki nga xam ne ñun suñu taxawee fii te micro moo tax kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ca mbokk yi ñu ngi leen di siyaar fu ngeen mënti nekk dañuy bàyyi xel ci Kifna TV instant bi ñu ngi fii ci Kaolack Nangaan Medina Baye njaboot gi yëpp teew nañu waaye askan bi ñëw nañu ñëpp génn nañu ñi ñi bàyyikoo nañ ci bitim réew gis neen fi ay d'origine yu bëri nit ñi bàyyikoo nañ fu nekk ñëw fii ci Medina Baye gis neen fi naar yi gis neen fi ñi nga xam ne ñoo di muuse yi awsa yi instant bi Sénégal ñëpp ngi fii ñi ñëwul seen xel yaa ngi ci Medina Baye waaye da ngeen di woy di ñu bàyyi xel lépp loo xam ne am na fii ci Medina Baye di ngeen ko am incha allah rabbi su neexee yàlla incha allah tey ñu ngi nekk ci li nga xam ne moo di samedi demain di dimanche ci la ñu war a tëj li nga xam ne moo di burdu bi dara du leen raw woy leen dañu bàyyi xel ak Kifna TV boo leen gisee mbooloo mu bëri mi ci sama gannaaw ngeen gis jumaa ju rafet ji tarkala masha Allah jumaa ju taaru ji ngeen xam ne l'islam amatina ndam waaye l'islam bàkkootina nee naa la ay ndaw fu ñuy daw di topp ay mag di yóotu seen gannaaw ay xale yu tuut di ram topp leen dama naan bu jëmm ya desul waaye bu xol ba yëngatul am na lu tax bu ñu waxee loolu xel yi day dem ci moom Cheikh Al Ibrahima bu ñu waxee kooku xel yi dem ci Baye Niass ki nga xam ne nee naa dafa def àdduna wërngal këpp Sénégal mënuñu koo xam Sénégal mënuñu ko ràññee Sénégal mënuñu xam jooje jëmm Baye Niass bu ñuy wax ci moom suñu xol day mel ni dañ ko jël rek branché ko ca àjjana ca suñu contour xol ba jël suñu li nga xam ne moom la ñu am mais suñu jëmb suñu ruu daal di ko koy jëbbal parce que bu ñu taxawee fii tamit moo tax bu ngeen gisee luy yaatu moo tax bu ngeen gisee tarixa seex bi yaatu moo tax dinañu dajeek mbooloo bi ñu wax ñu naka la ñuy dundee gàmm gi ak wàccaayu gàmm gi ak lan la ñuy yëg waaye tamit dinañ leen wan lépp loo xam ne am na fii jouru gàmm dinañ leen ko defal en direct ci Kifna TV ma ànd ak général bi nga xam ne kenn dootu ko laajte kooku mooy Baye Sall ngeen ci ànd ak DJ la le plus jeune tigre de Kaolack notre fierté notre qualité gars yi woy leen du ñu bàyyi xel topp leen ma wan leen leneen maag askan bi naka la ñuy dundee li nga xam ne moo di gàmmu fii ci Medina Baye 2021 jërëjëfe Baye Niass jërëjëfe Baye Niass Baye Sall bu baaxee ñu doxal. aca gars yi comme ni mu leen ko waxee woon ci ndokteel ba nee na lii nag bu ñu ci nekkee xew-xew yu mel ni da ngeen di gis presse bi daal di ci wane suñu bopp ma dajeeg le DG le général journaliste bu mag bi moom Omar Sow ma laaj ko naka la gisee liggéey bi Sow maa ngi lay jaar. maa ngi delloo jaar bu baax di la nuyu di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan di wax ne am nañu mbégte trop vraiment gis seen présence si Mawlud 2021. li ñu mën a jàpp nag vraiment mooy xam nga gàmm gi comme gàmm international la je pense que presse bi dañ si am liggéey wàll bu am doole boo xam ne dañ ko si war a dox ñun ñooy tax ba ñi nga xam ne amuñu possibilité ñëw si gàmm gi mën a seetaan gàmm gi en direct donc ñun wax dëgg war nañu gën a raxasaat suñu làmmiñ ndax pays bii ñu nekk pays bu rafet la pays bii ñu nekk pays la boo xam ne borom daf ko defar ndax nee na Medina gii mooy Medinatul Munawwara gi nga xam ne fa la ñuy fay ay xaalis bu bëri ngir dem fa ngir mën a dem aji donc ñun ñu dëkk fii Sénégal jege ko lool dëkk fii nekk fii Kaolack mën a jógee fii nii ñëw fii nii kon war nañ ko fonkal Medinaam gi ba lépp loo xam ne dañ ko fi wax nekk loo xam ne lu tegu si diine lay nekk ndax sëriñ bi loolu la jàngale wu dara lu dul li tegu ci diine donc ñëw nañu fii en tant que taskatu xibaar ngir wasaare fii wax dëgg fa neex yàlla lépp loo xam ne information la comme yéen ni ngeen koy defee donc ñun aussi ci côté boobu la ñu nekk. waaye bu ñu gisee xam nañ ne coronavirus ba tey mu ngi ci réew mi ma gis yaa ngi takk sa masque te ñu bëri farataaluñ ko yow loolu ban jàngat nga ci def. waaw xam nga xalif bi message bu mu joxe c'est un message très clair et c'est un message très fort te yaakaar naa ne ñun porteur de voix yi dañu si am part de responsabilité. tey boo dajee ko nag man di ma interviewé te takkuma masque est-ce que ki may seetaan bu mu ne ko man journaliste laa dina ko gëm donc dafa am loo xam ne aussi mooy taxawaay bi nga xam ne ñun si suñu bopp war nañ ko mën a am donc ñu commencé d'abord ci sensibiliser suñu bopp balaa ñoo sensibiliser ndaw ñi je pense que ñiy wax naan mbas bi jeex na feek li nu mel
wax dëgg war nañu dimbale médecins yi nga xam ne nelawatuñu bër bu set ñu ngi dañi di rey seen bopp. te ñun suñu objectif mooy nous avons un défi à relever défi bi mooy dañu war a ñëw si mawlud 2021 bi ba dem ñibbi te duñu fi nemmeeku yokkute kaawu coronavirus te loolu mooy suñu souhait. donc fi ma jógee léegi ci xabru bi ñu ngi fay appliquer loolu noonu mooy ku takkul masque du fa dugg balaa ngaa dugg dinañ la may gel nga laal donc loolu la ñu mën ci disposition bi nga xam ne moom la ñu war a jël ci wàllu wér-gu-yaram te ñu ngi lancer un message tamit comme ni ko xalifa bi lancé mooy ñun jeunes yi ñun ñoo mën a protéger ñi nga xam ne ñoom ñoo des ci kër yi donc bu ñu ñibbi yóbbaale benn feebar. waaye Sow bu ñu gisee mbooloo mu bëri mi nga xam ne daje na fi ñi ñu jugee fu ne ci àdduna ku nekk ak dëkk ba nga jugee amaana na nga ko bàyyee ak ni nga ko fi fekkee tey yaakaar na loolu baax na ci ñu gën a seetalaat suñu bopp ñu gën a xoolaat kër yi ñu gën a bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy ñëw ak bu ñuy dem est-ce que tamit laajoo matériel yi mat est-ce que yaakaar nga ne yow askan bi jël nañu ko bu baax. xam nga Baye moo ko wax moo ne man sama mission du dara lu dul jàng damm-damm yi. jàng damm-damm nag mun nga koo déggee ni da ngaa damm ñu lay jàng waaye sori na du loolu jàng damm-damm yi mooy damm-damm xool yi c'est-à-dire réeree gi ñu réeree suñu borom Baye mu ne man loolu mooy suma mission. nit ñu bëri ñi mënut ñoo jaaxal pourquoi parce que nit ñi dañuy jógee ci dëkk fasantikoo yi fu nekk ci àdduna bi jëmal sil borom jamono Baye moom dafa wax ne moom mooy borom jamono ci jamono Baye la ñu toll kon bu Baye xewlee foo jaar nit ñi bëri si léegi nag. am na taxawaay boo xam ne doomu aadama yi war nañu ko am ndax ki tax ñun ñëpp ñu dajee fi buñ doon xool ci moom lu tuuti as lëf ko noonu wax dëgg fa neex yàlla ñun ñëpp danañ jub danañ baax danañ tegu ci yoonu diine. parce que moom loolu la jàngale ku gis jumaam ji gis këram gi nga xam ne jëloon na diine fonk ko ku gis tey taalibe yi ni ñu mel ci wàllu yar ñi nga xam ne dañoo topp ni Baye radiyallahu anhu wax ne noonu la taalibe war a mel ak noonu la sëriñ war a mel. je prends les deux côtés à la fois muy taalibe ak sëriñ donc jàpp naa ne am na taxawaay bu rafet boo xam ne ñun en tant que des talibé nekk ay talibé Baye war nañu ko mën a yor dafa am suma benn mu xadam daf daan wax mu ne bu la kenn gis yab Baye ci yow waaye bu la kenn gis tamit naan man bëgguma nekk talibé Baye ku la gis na ñee Baye ku la gis na la ñee ku la gis na ñee nekkin gi nga nekkee ku la gis dana wax ne ah man de wax dëgg fa neex yàlla kii fi mu rootee bu ma forwatee wax dëgg bu ma sangoo dina set. waaye Sow bu ñu gisee ne nawet bi passé inondation bi bëri woon na Médina lool ba ci armeel yi sax nemmeeku nañu ko fa yow jàngat boobu loo ci mën a def. waaw nañ gën a taxawaat ci assainissement bi nañ gën a taxawaat ci assainissement bi surtout bu ñu tolloo si jamono bi maa ngi lay wax benn affaire Baye dafa fonkoon gàmm bu weeru gàmm xasoon ba jot. kenn mënu koo génnee Médina bu weeru gàmm xasoon ba jot weesu naa weeru gàmm sax waaye plus particulièrement weeru gàmm ba xasaan ba jot daf daan bég daf daan kontaan kon ku ko dimbalee wala ku ñu dimbale parce que dimbale Baye du dimbale Baye de ñun nga dimbale sa bopp nga dimbale donc ku dimbale sa bopp nag wax dëgg fa neex yàlla ba dugal sa loxo ci doxalinu gàmm gi ak fu mu munti doonee moo xam ci santé moo xam ci assainissement ak fu mu munti doonee wax dëgg fa neex yàlla am nga ngërëmal Baye ndax moom moo daan toog ci tànt bu mag bii ngay gis nii di gàmm ba 10 heures jot di wane mbëggeelam di wane cofeelam ci Médina ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu wanee cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wane cofeelam ci Médinatul Munawwara te moom nee na sama Médina gii mooy Médinatul Munawwara kon kay wax dëgg fa neex yàlla ku defar Médina gii defar nga Médina yonent bi donc nañu taxaw si loolu Baye ku fonkoon Médina la ku fonkoon Sénégal la daf ko bañ ba bu daan ñaan daf naan yal na yàlla def jàmm ci àdduna bi wërngal këpp bu loolu weesoo yal na ci suñu Afrique gi jiitu bu ci suñu Afrique gi jiitoo yal na ci suñu Sénégal gi jiitu bu ci suñu Sénégal gi jiitoo yal na ci suñu Kaolack gi jiitu bu ci suñu Kaolack gi jiitoo yal na ci suñu Médina gi jiitu kon ku fonkoon Médina la donc nañ ko fonk le Médina. mu ngi noonu Omar Sow kàddu yi rafet na ñoo ngi lay jaajëfal di wax ne kontaan nañu trop ci yaatal bi ak ni nga wàcce sa bopp yow amoo morom. merci jërëjëf kontaan naa si. yàlla ñu fi daje ay déwén. amiin yaa déwénee nga bokkal ma poos. amiin jërëjëf merci. mu ngi noonu Omar Sow la woon daal di ko jaajëfal kontaan ci moom bu baax da ngeen di woy duñuy topp ba ak Kifna TV lépp lu am fii dinañ leen ko jox daal di leen koy yaatal ak nu mu waxee ni ngeen koy gisee waaye tamit ni ngeen koy amee ni ngeen koy yëgee seen i xol ni ngeen koy centré di ko dund en direct ci Kifna TV Baye Sall topp ma ba tey.
yow mi jàkkaarloog télé bii di Kifna TV abonneel te daal di partager suñu vidéo daal di koy aimer Kifna TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkul Kifna TV Sénégal